foqarti nguur yi am foofee ca Mali ginnaaw ba réew mi moomee boppam ba léegi jafe-jafe yi am foofulee ca Mali ak wàllum kaaraange geek niñ koy tiitee ci Sahel beek réew yi ko wër ak yeneen ponk dinañ ci waxtaan ci ni mu gën a yaatoo ci kanam tuuti ak suñu gan di professeur Bouba Diop nekk universitaire historien nekk it di yëngatu bu baax ci mouvement social ak politique. beneen ponk ci xibaar yi mu di mbas mi Covid 19 ak tolluwaayam ci réewum Sénégal ci tey jii am na téeméer ak ñeent fukk ak benn nit yu amee jàngoro bi bokk na ci juróom-ñetti fukk ak ñett yu ko amee xamuñu fan lañ ko jëlee ñaar yu ci ñàkk seenu bakken te ci jamono nawet bi nag professeur Daouda Ndiaye di artu ndax nee na bu ñu boolee sibiru bi ak mbas moomule dina nekk lu doy waar ci askan wi rawatina sax di yóbbu ay bakken loolee lépp ponk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak li xew fële ca Mali tey jilee ginnaaw ba ñu foqarsee nguur gi foofule mu di ab jaxasoo ca réew ma dañuy dem foofule rek ca Bamako daal di fay fekk kenn ci suñu naataango ya fa nekk ab taskatu xabaar la bu Mali mu di Lamine Siby est donc le rédacteur en chef de la radio RTFM dans la capitale. Lamine Siby, bonjour, vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour. Voilà. Alors, Lamine Siby, comment s'est réveillé le Mali ce matin au lendemain du coup d'État militaire? Ce matin, je dirais que le réveil au Mali a été aussi paisible que ça. Nous avons été tous surpris de ce réveil même. Parce que hier, ça a été une journée très très mouvementée, une journée de peur, de panique. Mais au final, vers les heures, on a vu l'annonce du président de la République annonçant sa démission et aussi la dissolution de l'Assemblée nationale, plus aussi du gouvernement, du mini-gouvernement qui était en place actuellement. Bon, ce matin, quand même, les Maliens se sont réveillés avec un sentiment de joie et un sentiment aussi de peur à la fois. De joie parce que les gens du M5 RSX se sont mis debout il y a quelques mois de cela maintenant pour demander le départ du président de la République. Et leur souhait a été réalisé. Maintenant, ça reste à savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir avec les différentes résolutions prises par le Comité national pour le salut du peuple. D'accord. Alors, Lamine, quelles sont les nouvelles du président IBK et de son premier ministre et des autres personnalités? À l'heure où je vous parle actuellement, ce qui est sûr et certain, le président et tous les membres du gouvernement sont toujours aux arrêts. Parce que depuis hier nuit, il y a eu des tractations afin de faire accepter les putsch par la communauté internationale et de trouver certaines normes de garantie par rapport au devenir du Mali. Donc pour le moment, ce que nous pouvons dire, c'est que le président de la République et les membres de son gouvernement ne sont pas libres de leur mouvement actuellement. Merci beaucoup Lamine Siby, notre confrère, rédacteur en chef de la radio RTFM de Bamako qui était en direct avec nous. di ko sant di ko gërëm kon mu nekkoon suñu naataango ab taskatu xabaar foofu ca Mali nekk Lamine Siby moom mooy rédacteur en chef bu RTFM ni ngeen ko déggee kon nee na daal amaat na foofulee ca Mali ña fay yeewoo mu di askan wi ab mbégte sax la ñu am ginnaaw ba nu foqartee nguur gi ci loxo Ibrahim Boubacar Keïta ba léegi nag mu ne moom ak jëwriñam bu mu njëkk ak ñeneen ñi ñu tegandoo woon loxo ñu ngi foofulee ba léegi ñi faqar ci nguur gi mu di ay soldaar démb ba léegi ñu ngi leen di tudd ñan lañu Mame Birame Diouf lañ ci àndal. Maliennes et Maliens. waa Mali ñun ñëpp nemmeeku jamono ji wàllu tension politique sociale boo xamante ni moo gàllankooroon suñu réew ñaxtu yi di jóge fu ne rawatina nag ci élection yu mujj yi nga xamante ni amal nañ ko fii loolee di wane ni suñu dëkk teguwul ci yoon. Mali di dem ci kaw bis bu nekk boo xoolee anarchie ak insécurité moo fi ëpp te loolee ñi ko waral rek mooy ñi nga xam te ne dénk nañ leen réew mi. démocratie dëgg du ànd ak complaisance du ànd ak faiblesse su autorité bi ba noppi autorité bi ci boppam day garantir li nga xam te ni moo di liberté ak sécurité mboolem citoyen. Ni faiblesse de l'autorité de l'État qui doit garantir la liberté
di jégalu mbokk yi ci élément boobule bu baax bi kon Mame Birame Diouf la amaana dinañ ci ànd ak yéen ci kanam tuuti. Mali ak taarixam ci wàllum coup d'état mu di foqar ci nguur du gule te ndax wàññi nañ ci ñeent ba réew mi moomee boppam ba léegi ba njëkk di woon atum 1968 yenn ci ay date ñu mën a jàpp ci xew-xew yooyu lee dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw. ki ñu njëkk a coup d'état ca Mali mooy ki fa njëkk a doon président di Modibo Keïta yëfe nag ma nga amee ca novembre 1968 ki nekkoon la lieutenant di Moussa Traoré jamono jooju moom moo ko ñëw daaneel laata mu koy yóbbu kaso ca Kidal moom sax ci détention lay mujj faatoo mars 1991 Moussa Traoré moom nag mi nga xamee ni moo daaneeloon Modibo Keïta ñu def ko li ni mel coup d'état boobu nag ki ko dirigé di lieutenant colonel Amadou Toumani Touré président Mali bi nga xamee ni moom la ñu daaneel nag ñu yóbbu ko ca prison bu Markala ñu taxawal fa ab comité de transition pour le salut du peuple ginnaaw fukki at Mali ñamaat ci coup d'état colonel Yaya Sanogo daaneel Amadou Toumani Touré jaare fa nekk président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État waaye bi ci mujj mooy démission Ibrahim Boubacar Keïta mi nga xamee ni ay militaire ñoom ñoo ko jël jàpp ko obligé ko ba mu mujj tekk ndombal tànkam ci boppu Mali loolu nag xewee ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août. ci gis-gisu Maodo Malick Mbaye nag mu ne président Macky Sall dafa ba war a dugal loxoom bu baax a baax ci li am foofee ca Mali ngir fexe ba dal mën faa ñëwaat moom mi taxawal centre indépendant recherche ak dialogue en Afrique di CIRID di laajit ñi nga xamante ni ñoo di soldat si foqar ci nguur gi ñu mën leen a wattu bu baax a baax ba ñu jël pouvoir bi jébbal ko ñii di ay civil Maodo Malick Mbaye la ñuy déglu ci micro Chérif Dia ak Gervais Yao. tëj carrément suñu digganteeg Mali dina poser problème te du régler problème bi parce que tey li ma jàpp taxalaat ko mooy président de la République même lu mu bokk CEDEAO mooy président Sénégal am frontière avec Mali Kidira ak Kaay bu ñu waxee rek tey bu ñu moytul problème sécuritaire ak ay réfugiés mën na am pour bañ yooyu yëpp nag dañu jàpp ni président Macky Sall dayoom xarañam may na ko mu bàyyi tuuti diplomatie formelle bi diplomatie classique bi te moom mu dox ay jéego ba dalal xelu ñi nga xamante ni ñoo yor pouvoir bi Mali te ñu nekk ay militaire pour ñu bañ a siisu parce que nit bu defee coup d'état ba yor pouvoir bi xam lépp bu fekkente ni nee nga leen wax leen bu ngeen coup d'état bi dinañ leen jàpp dinañ leen rey dinañ leen faat ku ci delloo leen nguur gi wala non duñ ko delloo te tey quoi qu'on dise la réalité du pouvoir maanaam pouvoiru dëgg bi tey militaires yi ñoo ko moom mooy ñi def ñoo ko yor mooy ñi def coup d'état bi. militaires yooyu ñu mu wax ñu delluwaat ca ñoom muy ñi foqar ci nguur gi ñan lañu dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf. ñu doon ay chef militaire bokk ci rang yu mag ràññee leen ci formation gu am solo goo xam ni am nañu ko waaye jiite ay troupe ak it respecté la nga xam ni kat seen liggéey moom la laaj maanaam sart yu ñu tëral ci armée colonel Malick Diaw colonel Sadio Camara ak général Cheikh Fanta Madi Dembélé doon ñetti militaire yoo xam kon mënees jàpp am na liggéey gu am solo gu ñu amal ba tax régime mu Ibrahim Boubacar Keïta jóge ca bopp réew Mali colonel Malick Diaw ay xibaar di xam ne ni jóge na ca Russie yàggul dara waaye mu nekkoon ci wetu ka nga xam mooy chef d'état-major adjoint armée de l'air di colonel Maj Ismaël Wagué waaye it moom colonel Diaw nekk na it ka nga xam ne ni ma ne jàpp ni moo jiite mutinerie ba nga xam ni moo dalee foofee ca camp bu Kati nekk ci diggante mag Bamako fukk kilomètre ak juróom am ñuy xam ne sax que ni moom moo laaj kon président de la république bi di Ibrahima Boubacar Keïta mu jugee ca bopp réew ma laata 14h di jot GMT loolee kon xew démb keneen ki di colonel Sadio Camara moom nag doonoon na directeur de l'académie militaire bu Kati mu diplômé académie militaire bu Koulikoro ak mention très bien waaye it jot naa am liggéey gu am solo ca bët gànnaaru Mali foofee sax mu amal fa liggéey ci ordre général El Hadj Gambo ba ci atum 2012 colonel Camara moomee jota doon directeur bu académie militaire bu Kati am liggéey gu am solo goo xam ne ni amal na ko fa ba ci weeru janvier atum 2020 ci daat googee sax mu dem ca Russie ngir amal fa ab formation militaire colonel Camara doon koo xam ni ràññee nañ ko bu baax a baax ci jubal ak amal liggéeyam ci la nga xam ni kat moom la laaj ki ci tegu it di général Cheikh Fanta Madi Dembélé moom nag doon directeur général bu institution de maintien de la paix Alioune Blondin Beye ñu taboon ko sax général de brigade ci atum mai 2018 gannaaw gi mu jël direction institution de maintien de la paix boobee ci atum 2018
général Dembélé diplômé école militaire Saint-Cyr bu France waaye it diplômé école d'état-major général bu Koulikoro foofee ca Mali titulaire am licence en histoire ci université bu Paris Panthéon Sorbonne waaye it am maîtrise génie civil diplômé it université bu armée fédérale allemande ca Munich. coup d'état bi ñuy xam ne nag seen loxo génnu ci ñu amal ko ci beneen doxalin ndax kat deret tuuruwul te amul yenn jafe-jafe yu mag yoo xam ne nii daan na am ci ay coup d'état waaye it am beneen doxalin guñ ci amal mooy kon jox nguur gi li nga xam ni kat moom mooy ab gouvernement civil laata ñuy amal ab élection goo xam ni kat bëgg nañu lépp. jërëjëf Mame Birame Diouf niñ leen ko doon waxee sànq rek dañuy dalal ci biir ci plateau bi professeur Bouba Diop nekk enseignant nekk it ab historien xam-xamam màcc ci wàllum taarix di yëngatu ci wàllum société civile bi professeur Bouba Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi leen di ziar di leen gërëm ci li ngeen boole ci waxtaan wi ndaxte lépp lu nga xam ni dafa am Mali dafa mel na ci biir Sénégal la xewe ndaxte. réeréwu leen mbir nii Sénégal réew mi dafa bokk ci histoire Mali bokk ci histoire Ghana bon Sénégal itam tey jii lépp lu nga xam ni dafa xew Mali soo gisee dex gi nga xam ni ñoo ko bokk gis wateraay bi nga xam ni itam bokk nañ ko ak sax ñun suñu jamono bi ñuy nekkee di jàng ci école drapeau bi ñuy jëkk xam ñun waa Sénégal boobu moom école la mooy drapeau Mali booba raaya bi li ci neen mooy nit ki nga xam dafa tàllal loxoom te ñu koy wax nataalu dogon la te tuareg yi di yëngatu itam loolu la ñuy woote nga xam ni réew mi yii yëpp li ñu bokk yàgg na bon nag may fàttali itam ni Senghor ak Mamadou Dia bi ñuy nekkee ci jal bi Modibo bi jafe-jafe yi amee bi nga xamee ni ñun ñëpp ñoo amandoo indépendance moom suñu bopp keroog bi yëf yi toj Modibo wax na Senghor fan la ñuy yemalee Sénégal ak Mali ndax Mbuur la wala ndax Kaolack la wala Tambacounda kooku am na ci benn téere bu nga xam ni Père Gravran wax na ko bon nga xam ni Sénégal ak Mali kenn xamul sax fan la dog bi yem bon lépp lu fa xew ngeen woo ñu wax ci lu am maanaa la mag nañ ciy gërëm ci loolu. waaw muy ñaari réew yoo xamante ne bokk nañu taarix dinañ ci dellu si ci kanam tuuti rek professeur Bouba Diop waaye dañuy dooree rek ci li fa xew ci jamono jile muy foqar ci nguur ga fa am démb léegi xaj na laaj bi ñëpp samp di ko laaj mooy lan moo nar a xew Mali ëllëg ci sa jàngat ci sa xam-xam. waaw man sax baat bi ngeen di wax dañ ko fa foqar ñi man góob ma ni foqar ñi la li xew Mali te bu ñu dégloo bu baax. depuis démb ba tey ndax démb bii mbir yi di am booba ñun. ñi nekk ci mbootaay yi ànd ak jamono dañu doon waxtaan balay suñu waxtaan di jeex booba man ak ñoom Alioune Tine ak ñeneen ñu nekk ci yeneen diwaan yi ci Afrique yëpp bi ñu yëgee nii mbir mi am na dafa ñu xëy na bett fekk ñu ngi waxtaan waaye ñun ñëpp xamoon nañ ni lii du ñàkk li am mooy randatu ak foqar ñi du benn randatu mooy lan maanaam dafa amoon ñu nekkoon ci jal bi ñëw ñu wax leen ni jóg leen fii randatu leen moom ki nekkoon ci jal bi dafa wax ni jéem na jéem mënatul léegi joxe na lenge yi loolu mooy li am ndaxte Ibrahima Boubacar Keïta bu nga xam ne man xam naa ko ndaxte mën naa ci wax ba mu nekkee premier ministre na mu doon doxale ak na muy wax ak ba muy nekkee ci jal bi lu tax mu soppiku moom dafa jébbal lenge yi. waaw lan moo tax kon ñëpp jàpp ni foqar ci nguur la. ndax nit ñi dañuy wax sax xëy na journaliste yi yéen a wax loolu. coup d'état déedéet ndax même ci kàllaama nasaraan sax daanaka coup d'état militaire la ñuy wax coup d'état militaire. mooy lan waaw mais mbir mi. est-ce que dajale nañu lépp li xew ba ni coup d'état la ndaxte li ñu njëkk wax dañuy dafa ay bañu tàkk. ñu ni ci booy déglu dañu ni dafa am ñu jóg dem seeti président bi ni ko réew mi kat doxul war nañ ko seetal. ñooñu ñu bëgg leen jàpp ñi leen jóg bon nañu seet ba xam li xew yëpp lan la li ëpp maanaa daal mooy moom mi nekkoon ci jal bi te ñu ko doon yedd dégluwul liñ koy yedd yëf yi jaxasoo na léegi dañ ne ko mu randatu na léegi dafa randatu léegi nag li xew rawli bët nañu seet ba xam mbir yi fu muy mujj ni nga ko waxee dafa am juróomi langue ci réew yi li xew Mali moo xew Sénégal xew Côte d'Ivoire dafa am ay jàmbur yu mel na yow ñu mel na man ñu leen di wax citoyen
am ñuy liggéeykat ñuy liggéey di ñàq muy ñaar am ñuy politique parti politique yi bëgg di xëccoo nguur bëgg nguur toog ci nguur am kilifa diine yi kilifa aada yi nekk ci réew ma am ñu yore kaaraange gi gis nga juróomi langue yooyu ñooy nekk ci réew mi ñoom ñoo war a waxtaan ba xam fii ñu jëm nuñ ci génne bu dul loolu amul beneen bi lu nit yëngatu dafa am yi nga xam ne ci bitim réew lay jóge am yu jógee ci biir réew lépp maanaam mooy li sax ci réew mi liy jóge bitim réew mën na yëngal mën na def ne waaye ñi ci biir bu ñu jubóowee xam li ñu bëgg kenn mënul leen dara te Mali nag noonu lay mujjee ji rek bu fekkee ñoom bi ñu nekk ci juróomi langue yi toog nañu dëgg waxtaan ku nekk lii Ibrahima nangu léegi bu ko nangu woon jamono jii bon xëy na du àgg foofu. léegi lan moo waral ci sa gis-gis mu xaar ba nii ndax weeru juin ba léegi nit ñaa ngi fay génn chaque jour daanaka naan ko na leen abal waaye il a fallu que démb mu xëy yëf yi dem ci xaj na ci loo xam yoon boo xam ne bugg ko woon ba tax mu mën a bàyyi. man maa ngi rafetlu sax mu toog ba démb. xelam dellu si ak ngor ndaxte lu tax ma wax loolu moom bi mu nekkee premier ministre. xam nga Mali wax ngeen dëgg wane ngeen léegi ni mu yàgg di yëngatu. année 90 bi Mali yëngatoo moom mu nekk premier ministre bu Alpha Oumar moom boobu yëngatu woon na mais moom mi moo réglé woon problème bi man toog naa reer ak moom waxtaan ak moom mu ni booba xale yi étudiants yi ñoo lëmbale foofu moom moo réglé problème bi moom mii Ibrahima toog nañu guddi ñu waxtaan mu ni xale boo leen joxee lu ëpp rek du ñu taxaw il faut que ñu régler leen booba mi ngi gis ni réew am na nu muy dox ak yooyu waaye bi mu gisee ni réew mi yëngatu na xel moomu moo amoon ak tey moom mu amoon amatu ko lu tax boo ñëwee ci jal bi mbokk yi ñi lay jay ak yooyu dem na ba gisatul yëf yi ni mu doxee loolu moo indi ak nag labaj ay élection loolu moo indi fitna. loolu mu yëpp jaxasoo ëpp ko doole. bon moom bi demee nag bi yoon ñu war a rafetlu deret depuis démb deret ju tuuru kenn déggu ko am na deret ju tuuru woon fan yële. waaye bu ñu seetee Nigéria la fa yàgg di am Niger même Côte d'Ivoire bi na mu demee dee na mu bëri te Mali peuple malien bi yàlla may na ko mu daal di fexe ba mu teey ba randatu bi mën a am léegi nañu leen jàppale ci randatu boobu nu ñu koy fexe ba àggale ko toog ñoom ñu waxtaan parce que góobu dina am beneen solution bu dul juróomi laa ngi toog waxtaan. jóge foofu ci Mali yaa ngi wax naan ñi jóge feneen bu ñuy xool CEDEAO du sax jóge feneen waaye lan mooy responsabilité CEDEAO ci li nga xamante ni moom moo xew tey jilee ci Mali naam sax du ñoom ñooy wax njiitu réew mi ci boppam li mu war a def ndax dafay am yenn saa yi nit ñi naan ñi seq CEDEAO ay njiitu réew la yoo xamante ni seen bopp rek lañ fi nekkal. xam nga CEDEAO mbiram xëy na dafa xaw yéex ak itam mbir mi du ñi si jàll bi rek ñoo war a wax. CEDEAO seen problème ñi nekk si jal bi bu fekkee ñoom rek kay wax te dégluwuñu mbootaay yi ànd ak jamono di yëngatu liggéeykat yi ñoom ñëpp bu ñu leen ci boole woon ci wax ji daañu mën a fexe ba solution waaye ñoom léegi li ñuy wax ji day dem àgg ci kaw waaye du am lu mu indil ci coppite bon CEDEAO dañuy yéex c'est comme Union africaine. Union africaine dem seen wax ji fekk boolewuñu ci waxtaan bi ñi nga xam ne ñooy mbootaay yi ànd ak jamono. di déglu parti politique yi itam di déglu syndicat yi et bu boobaa tant que defuñu ko du ñu gaaw a sotti mbir yi. bu ñu toogee ñoom seen biir di waxtaan rek daañu wax naan seen ataaya kontaan dara mais du ñu sotti dara ndaxte yi nga xam ne ñoo yore doole ji boolewuñu leen ci waxtaan bi. ñooñu dañ leen ci war a boole. ñu war a déglu bu ñu déglu leen. ci njiit yooyu nga xam ne ñoom ñoo seq CEDEAO gis nañu ci octobre Côte d'Ivoire ñu ngi waajal seen présidentielle Guinée tamit ñoom ci octobre lan la ñu war a xaarandi xaj na ne ci réew yooyu nga xamante ni ñoom ñoo soriwul Mali dara te tamit ñoom xaj na li wokk Mali mën na leen a xuri. di wax dëgg ak bañ a toog ba mbir mi di xëpp seen kaw. CEDEAO war na wax lu leer ci affaire yemale ndomboy tànk yi
def nañ fi ay ndaje yu bëri def nañ ay ndaje nga baal ma professeur ay ndaje yu bëri ci wàllu woowule waaye dafa mel ni solution mënut a génn ba léegi. ñoom ci seen bopp CEDEAO bu ñu toogee rek di wax dañuy def ay ndénkaane ak yéen dañu war a jël sart yu nga xam ni kenn waratu ko mën a jëlgati. ndaxte ñoom ñi nekk si jal bi faalewuñu CEDEAO ku ci nekk da ngay toog ba mu neex la nga ni maa tey lii laay def bu boobaa nag bu yëf yi ëppee doole nga ni damay woo CEDEAO mu ñëw dimbale la ñoom seen bopp ñi nga xam ni dañuy toog ñu ni leen ñaari ndombo nga am ñaari yoon nga mën a am ndombo nga dem ba ci biir nga ni bëggatuma dem te wër na ma ni fii ak ñaari weer ñetti weer daa ma woo ci affaire Guinée gis nga yabi di yem ci Mali Guinée Conakry bii moo ci topp Côte d'Ivoire xëy na daañu dem ba élection yo ndaxte ñoom dañu ŋànk ni du ñu jóg ku ŋànk ni du ma jóg dana am lu mel ne Mali dana dal xëy na nag du doon ni mu du mel noonu ni mu feeñe Mali du noonu lay feeñe Guinée waaye wër na ma ni daa ma waat fii seen rajo bii seen télévision bi fekk fan daal di ma wax affaire loo xam ci affaire Conakry ndaxte waa ji xelam mayu ko mu teel a nekk nit ma nga yaakaar ni li mu nekk ci dëgg la bëggul dem te moom ñëpp xamoon ne bi mu nekkee Sénégal fii ñu koy dóor ba deret di tuuru ñu dem ñu yaakaar ci moom kii dana nekk nit dana nekk xelam dana ko may mu nekk nit yëfu yi muy def li xew Mali xëy na deret ji tuuruwul lu bare waaye bu ñu deful nag Guinée Conakry laa wax ak Côte d'Ivoire ña fa nekk ngànk affaire bi ni doog ni duñu fa jóge ñii leen di àndal ak seetaan ak ñoom ci jéye lañ leen di dugal. léegi professeur lan moo war a nekk taxawaayu Sénégal ci Mali dañuy dellu si waat rek ci liñ jotoon a junj sànq mu di taarix bi ñu bokk Mali ak Sénégal lan moo war a nekk taxawaayam ci jafe-jafe yi am Mali jamono ji rawatina ki ko jiite di Macky Sall. Sénégal li mu mën a Sénégal ak Mali moom defe naa kenn mën a teqale comme ni ma ko waxee li ñu bokk dafa bare dex gi ñoo ko bokk wataraay bi nga xam ne ñoo ko bokk. boo demee kaay fële dafa mel ne yaa ngi Dakar wala yaa ngi dem boo demee Bamako am na fa wala fa bugg. ba ñu déggee ki sant Diaw sax ñu bari ñu ngi jàpp naan ndax du Sénégal boo ñu yokkee ñi seet Diaw Camara Dembélé yooyu yëpp Sénégal ak Mali benn la rek li ñu mën a def mooy déglu ñi nga xam ni tey jii ñoo randal nguur gi déglu leen waxtaan ak ñoom ndaxte kële nee na de moom bàyyi na xam nga CEDEAO lu muy wax dafa mel ne sax wax ju niil la ndaxte yow ka ngay waxal. moom nee na bàyyi na nañu respecté constitution bi yow kay waa ji nee na bàyyi na looy woote de xam ne wax yu nga xam ni ñàkk solo la ñoom dem nee na dem na li ñu mën a def mooy juróomi langue ya fa nekk. nañu déglu ñoom seen waxtaan jàppale leen. te nag dafa am ñi nga xam ne dañu aakimoo woon Afrique nee naa la drapeau bi ñu njëkk wane fii Sénégal ñun dañ ñëw di tubaab yi nii booba ñun ñoom ñooñu moom ñu dem ba am suñu bopp boo Mali léegi nañu fexe ba déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew ma dimbali leen jàppale leen jàmm ñëw foofu bañ a yem ci loolu nag fexe ba li xew Mali bañ a xew ci maanaam Sénégal nañuy def élection normale nañ ko def heure nit ñi sénégalais ku am sa carte d'identité wote bañ a labaj arrêté yooyu moo indi fitna yooyu ku waxul loolu waxoo dara nañu fexe ba jàmm ñëw ñu dimbali leen jàppale leen Sénégal ak Mali kenn mënu dog nit ñaa ngi dem di dellu si bon nañu déglu la fa xew te bañ a nag di faralaatee ma Samba wala ma Demba déet nañ suñu mbokk la ñu nekk nañ ci fitna ñu dimbali leen Guinée bi itam Guinée Conakry nañu déglu la fay xew wax waa ji na bañ a indi fitna organiser élection yi Côte d'Ivoire itam góor gële na dem toog noppalu ci waaye bëgg a ŋànk ci affaire bi day indi fitna rek loolu mooy wax ji keneen ku wax leneen itam da ngay wax lu nga xam ne xëy na sa njariñ ak sa njariñu mbokk waaye kuñ seet njariñu Afrique mooy nañu fexe ba dal bañ a di ëppal xiif warul tax ngay def loo warul def ñëpp a sonn ñëpp a xiif ñëpp a bëgg lu baax waaye toog si jal bi ni du ma fa jóge mais da ngay indi fitna rek Boubacar te yéene wuñ koon loolu li ko dal metti na ay mbokk lañ comme ni ma la koy waxee man toog naa nii waxtaan ak moom xam naa ay mbokkam xam naa ay xaritam ay nawlem waaye nit da ngay wax dëgg keroog maa ngi sama benn xarit nee na Alpha Condé bii
mbokkam yi nekk Sénégal wax nañ ba sonn waaye dafa ës na moom tamit na nekk nit te fit la baaxul ñoom nag dañuy xaru gis nga ñu nekk ci jàll bi xare ak xaru jamono sunu maam yi la woon léegi ay nawlee fi nekk xam ñoom dañu yaakaar ni politique damay ñàkk ak dee benn la loolu nag bu nekk sa bopp nekkoo ci république nekkoo ci démocratie loolu nag liggéey bu yàgg la dana metti nag waaye il faut que ñoom ñëpp ñu nànd loolu te ku ci def lu warul xam ni daa ko goqi bon nag nga bañ a def lu nga xam ne tôt ou tard da nga koy goqi du ñu xooloo Mauritanie président di woo nañ ko Mohamed Ould Abdel Aziz bon nag na nga moytu def lu nga xam ne da ngay koy goqi rek boo ko defee da ngay indi fitna. bon seen mbokk yi itam dañ leen dimbale parce que seen mbokk yi itam yenn saa yi ñooy doon dugal leen ci gilaawari. waaw ci guuta laaj bu mujj bi professeur Bouba Diop mooy situation sécuritaire maanaam kaaraange bi ci Sahel bi lu ci mel ni Mali ak Niger ak Burkina Faso ak booy xool sax Mauritanie France daal dina wax xaj na njàqareem ci kaaraange gi ndax demoon nañ ba door ci liggéey naam sax jeexagul ndax yëf yi du gën a doy waar ak groupe armé yi nekk foofu li ak groupe terroriste yi nekk ci Sahel bi. ndax instabilité bi mu nar a créé xaj na Mali. waaw xam naa nag du yomb waaye lii am mooy ñun Afrique bu ñu bëggee am jàmm ñëpp ñi nga xam ne dañuy yore seen ngànnaay jóge bitim réew nañ ñu abal loolu mooy wax ci. mooy armée yi ñëw dina dañuy jàppale. ñoom ñu ñëpp dañ fi war a jóge donc est-ce que yow gis nga France ay Sénégalais ñëw di jàppale France am fa ay camp gis nga ko. waaye ñoom Amérique gisoo ko fa. Chine est-ce que gis nga fa benn tubaab bu ñëw yow dafay jàppale si bon xam nga lii ñu daal góom bi wéragul ñoom nañ fi jóge. waaye France woo na leen ñoom convoqué leen ñoom njiitu réew yi ne leen yéen a ma wax ma ñëw jàppale leen. France seen njëriñ loolu la ñuy wax ban kan moo yow est-ce que yaa leen woo man maa leen woo. te président yi ñoom waxuñu le contraire tamit. ku leen ñoom nag la ñu signé ak la ñuy def xam nga xamoo ko man xaw ma ko. xam nga tey jii France ak Amérique li ñu am fii Sénégal yow xamoo nu mu demee man xaw ma nu mu demee. yooyu dañu war dem ba ëllëg ñi toog ci nguur gi fii ñu xamal nit ñi lépp. ñu koy leeral. ñu ko leeral looloo tax ñoom Afrique lu tax mu metti dafa am ñu accumé woon Afrique démb te demuñu am ñu bees na nga def attention sax ci affaire Mali bi ki ñi ñu wax ni ñoom ñoo ñëw léegi seen jaar-jaar seetlu nga ko. kenn ki nee nañu Russie ba mu fa jógee yàggu. waaw nañ dama ni. la xew Libye. la xew Algérie la xew Tunisie Mali bii affaire bi du yom fii nañu tey nag li may ñaandal mooy Union africaine ak État africain dañuy fexe ba am seen kaaraange bopp gaa ñi dimbalewuñu kenn seen njëriñ yi fi nekk seen njëriñ dafi nekk seen nit ñi fi nekk lañu dañuy dem nag ba nga xam ni dañuy jokkoonante ak ñoom ku nekk wekk sa morom ku nekk sa réew lu baax la nga bëgg Afrique amal ko loolu nag du yomb waaye dañ ci war a góorgóorlu mais ñoom bu ñu fi ñëwee seen njëriñ la ñu topp te xam nga mbir yi seen rajo yi yaa ngi déglu depuis démb. seen affaire leeragul fu ñu nekk ak fu ñu nekkul ak yooyu ñoo ngi seet xëy na dugg nañu topp waaye fii daal gis nga seen camp militaire yi ñu fi am Allemagne ak France Amérique ak Russie ak Turquie sax léegi ñëw nañu dañ fi am armée ñooñu nañ ñoo abal. tant que ñoo ngi fi ñun suñu xol du sedd. loolu président Abdoulaye Wade dooroon na ko waaye dafa mel ni yëf yi daal. France waaw xam nga nag yaa ngi may cokkas parce que xam nga président Abdoulaye Wade moom lañ sax la ñu mbubboo fexe ba mu may leen ñu ñemee songu Kadhafi waaye gis nga li ñu ko def élection yi bi mu mujjee fii ñoom dañ Abdoulaye Wade duñ ko woteel daañu fexe ba mu daal man mii di wax yow dégg naa tubaab yi ñu toog ci réunion fële obélisque ñu ni kii du fi jóge moom la ñu woo mu wax ni Kadhafi demal. ba mu demee ba ci biir bag boobu itam ba mu xeex nak tubaab yi waaye bag boobu lu tax mu toog foofu toogoo fa ak ñoom un moment toog nañ fa bu yàgg dafa mel na suñu njiitu Afrique yi dañuy yaakaar ne mën nañu naxanteeg gaañ naxante da ngay sukkandiku ci réew mi seey ci réew mi kenn du la mën a dara. suñu maam yi noonu lañ doon ñafanteeg ñoom. ba génn waaye boo yaakaar ni mën nga leen nax jox leen fii tànk bii tànk ngay jéem a naxanteeg ñoom sa bopp ngay nax rek. te loolu moo leen dal waaw nañu fexe rek ba waxtaan ak ñoom nag ñu dem seen yoon ndaxte ñoom ñooy indi fitna yi sax dafa amoon ñi amoon Afrique démb te nag pétrole baa ngi fii gaz baa ngi fekk yooyu man daal bañuma ñuy jëflanteeg ñoom
waaye nañu toog seen réew ñu toog suñu réew ndaxte ñoom doo gis soldaaru Sénégal ñu ni foofu ñoo nga fa ci biir France yenn saa yi joxoon nañ leen fa ay camp Amérique doo fa gis benn mais yëfu kanasu la ñu nekkee. loolu jaaduwul. te ku am xel am fayda doo ko nangu waaye boo leen bàyyee bukki boo ko ñëwee ci biir ngunu ganaar gi yaakaar nga ni bukki bi dana fa bàyyi dara waaw yow nañu waxtaan. wax dëgg nag maintenant daañu daje daañu xumbal daañu tëgg waaye suñu raaye bi nga xam ni maa ngi dellu ci Mali ndeysaan. suñu raaye bi njëkk wax suñu. raaye bi suñu bàkk bi njëkk am ñoo ko bokkandoo woon waaye dugg nañ ci biir jaxasoo waaye nag boo gisee ñu mënoon dara ñun suñu biir itam dañu sàggan ndaxte fédération du Mali d'accord xëy na tubaab yi jaxase nañu waaye itam nit ñi njiit yi itam. daanaka tey ñu woon itam xaw ñu woon mat tuuti. jërëjëf professeur Bouba Diop di la sant di la gërëm bu baax a baax yéen ñi yéen kay yéen ñi def lépp ngir nit ñi gën a waxtaan ku ci am leneen looy wax itam mën na ko wax dëgg gi moom du faral àll. waaw lépp rek xam naa ni Conakry ak Côte d'Ivoire daañu ci waxtaanaat. incha allah seen élection octobre la bu soobee yàlla waaw du sore. incha allah sooyul yàlla baax na. jërëjëf dinañ ci fi dajawaat kon waxtaan professeur Bouba Diop sant ko gërëm ko bu baax a baax ci teew bi dañuy wëy rek ci xibaar yi wax ci beneen ponk mu di mbas meeg tolluwaayam ci réew mi tey jilee am na lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak benn ci nit yu amee jàngoro bi cas communautaire yi gën di law juróom-ñetti fukk ak ñett la ñaar ñàkk seen bakken dolleeku ci lim bi fi amoon ba noppi kon Sénégal mi ngi ci ñaari téeméer juróom fukk ak juróom-ñetti nit yu ñàkk seen bakken yeneen i leeral ak professeur ak plutôt docteur Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de la prévention ca ministère de la santé. ci junni ak ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett test yi ñu jot a def téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñett cas contact mooy ñi jot ci feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom-ñett fukk ak ñett li ñuy tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji fekk xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci gox yi may waaj a lim Kolda am na ci fukk Ziguinchor am ci fukk Kédougou am ci juróom-ñeent Kaolack am ci juróom Géejawaay am ci ñeent Saint-Louis am ci ñeent Thiès am ci ñeent Tivaouane am ci ñeent Popenguine am ci ñett Diouloulou am ci ñaar Mariste am ci ñaar Ouest Foire am ci ñaar Richard Toll am ci ñaar Rufisque am ci ñaar Sacré-Cœur am ci ñaar Touba am ñaar Yeumbeul am ñaar Bounkiling am benn Guinguinéo am benn Liberté 5 am ci benn Liberté 6 am ci benn Mbour am ci benn Médina am ci benn Mermoz am ci benn Ndofane am ci benn Ngor am ci benn Ouakam am ci benn Parcelles Assainies am ci benn Foyo am ci benn ak Yoff am ci benn téeméer ak fukk si malade yi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu ba niki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak ñett ñu nga ci réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñaar ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ñooñu am nañ ci juróom-ñaari junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne wër nañ si ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak ñett téeméer ak fukk ci hôpital yi walla ci loxo docteur yi. ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram ba léegi ak professeur Daouda Ndiaye muy yëglu nag ci nawet bi ñu nekk ak sibiru seeg ni mu bëree boole koog mbas mi loolee dina nekk lu nar a gàllankoor askan wi moom di jiite service parasitologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee na loolee li buñ ko boolee xeex mbas mi dina nekk lu jafe professeur Daouda Ndiaye yëkkati kàddu yooyu la ci jamono ji mouvement wum doon dem fële ca école Notre-Dame du Cap-Vert bu Pikine di fa kon
di ko defaraat foofu kon dañ koy déglu ci micro Abi Faye ak Modou Diop. faat benn bu nekk day faat xam nga benn bi bon c'est vrai que taux de létalité Covid bi dañ naan taxu ko bëri noonu ay 2% yi demee noonu ngay dégg ba 3 yenn saa yi téeméer bu ñett fii faat sibiru bi gëw ma ne on peut parler de taux de létalité sibiru amul loolu on peut parler de prévalence nationale prévalence bi ça tourne autour de 3%. morbidité mortalité autour de 2% téeméer boo jël ñaar ñett ñoo ciy faatu wala ñoo ciy feebar mais sibiru moom képp ku mu laal boo amul chance ñu faj la moom defe naa ne loo mën a dëgër boo matu di nga dem donc comorbidité sibiru Covid doomu aadama attanu ko buñ li ci am chance rek mooy sibiru bi am na garab amul vaccin mais am na garab boo xam ne bu ñu ko teelee faj mu faj mais encore une fois booy faj sibiru ba pare Covid bi di la sonal te Covid bi amul garab defe naa ne dëkkandoo boobu moom musiba rek lay jur moo tax ku ci nekk aaras ba nga xam ne benn du la ci laal. jamono sibiru la parce que boo xoolee sibiru mi ngi ñëw Sénégal bu nawet ñëwee mi ngi entre août ba novembre te pic bi boo xoolee pic sibiru xam nañ ko par exemple pic sibiru octobre novembre la octobre septembre mais surtout octobre pourquoi parce que bu nawet bëree yoo bëri plus ndox bi di gën a bëri plus yooyu di gën a bëri y a ce qu'on appelle la pollution des vecteurs te donc comme yooyu mooy joxe vecteur sibiru bi fii bu gën a bëree ay août lay doon septembre lay bëri. ñu wax ci benn mbir mu doy waar mi ngi xewee fële ca diwaan bu Mbuur benn élève bu toll ci classe 4e élève bu jigéen moom la ñu fekk ci biir néegam mu faatu ca Saly dafa takk buum ca baat bi la ñu wax ñu ne nag tey jëlee ci suba ay boori 11h la bàyyi jiitlem fekk ko ci biir néeg bi foofule mu ñàkk bakkenam police bu Mbuur daal dina ci ubbi ab enquête ñu wax ci wàllum examen mu di CFEE ak entrée en 6e suba lay doon ak gannaaw suba alxames ak aljuma ci ren jile daanaka lu jéggi ñaari téeméer juróom-ñetti fukki junni ci ay candidat ñoo fas yéene soobu ci épreuve yooyu le ministre biñ ko dénk mu di Mamadou Talla mi ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi fële ca Diamniadio nee na jël nañ bépp matukaay rawatina ci jamono mbas mile moom Mamadou Talla la ñuy déglu ci micro Seynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. mun nañu wax ne lu jëm si CFE bi ak concours d'entrée en 6e ren 20 août lañ koy def ak 21 mooy jeudi bii di ñëw ak vendredi loolu nag dinañ ko def ci Sénégal ak ci Gambie. ci 14 août bi passé bi ñu demee ba xool ñaata ñoo inscrire am nañu 285 000 ak lu teg ñoom ñooy candidats yi donc day mel ni soo jëlee téeméer boo jël juróom fukki ak ñett yi ay jigéen lañu. ñoom nag ñu ngi ci ay centre ci biir Sénégal centre yi bari na mooy junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn centre ñoo am ci Sénégal. commencé yokk tuuti mais du bari quand même parce que avant dañ doon am ay nombre yu bari avant sax ñuy commencé mais bi yoon mën nañu wax ne que mu ngi commencé wàññee ko ay xale yoo xam ne amuñu extrait de naissance. maintenant examen bi nag ren. laaj na comme ni ma ko waxee 1781 centre mais centre bu nekk dañ si def koo xam ne moom mooy chef de centre mais ñu teg si encore beneen koo xam ne kooku mooy son adjoint waaye comme xam ngeen ne ren ñu ngi si Covid si pandémie bi jël nañu ay décisions yu am solo benn bi si pédagogie wàllu pédagogie benn bi si wàllu sécurité xam ngeen ne comme ñu ngi si Covid bi xam nañu école boo xam ne boo gis am na thermoflash am na matériel waaye. comme ñu ngi ci biir examen encore jël nañu ay décision ñu ngi leen di jox encore ay espèce d'académie matériel boo xam ne au cas où comme ça ñu def ko à côté mooy ay masque ay savon ay gel et cetera et école boo gis centre boo gis foofu encore comme ni ñu ko defee woon ci école yi am na benn comité boo xam ne moom mooy comité de veille et de suivi. wutali ji Kaolack wax ci ay bouche d'incendie mooy fi nga xamante ne bu lakk amee fa la sapeur pompier yi di roote ngir mën koo fay nekk na lu fa tumuranke ci diwaan boobule ba tax na liggéeyu sapeur yooyu la sax day jafe ci misaal samedi bi la weesu baab lakk amee ca marché central ba nekkoon na lu metti ngir ñu fay safara soosule mairie bi dafa bëgg fay jafe-jafe boobule ba tax na nee na ay bouche d'incendie yu bees dinañ ko taxawal foofule ci lu yàggul dara dispositif bi sax jébbal nañ ko sapeur pompier Ibrahima Diame Fally Gueye ca Kaolack. ginnaaw bi marché central bu Kaolack lakkiwaat lakkam bu métti bile waa mairie bu Kaolack daal di baral jéego yi kon lijjanti mbirum ñàkkum bouche d'incendie bi nga xamante ni dina gàllankoor lool ñii di sapeur pompier yi ci seen liggéey yi. boobu defoon nañ une première situation moom lañ ñëwaat tey jii nii confirmé waat ko
amaat en compagnie de kii ànd ak expert bi nga xam ne moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci affaire bouche d'incendie moo ñu indil appareil yi ngeen gis sànq nii donc loolu moo nekk un peu historique bi mais du loo xam ne dañu xaar lakk am dimanche ñu jóg tey mardi dañ koy def. appareil yi nag ñu ngi ni ne ñu exposé leen ci makkaanu mairie bu Kaolack ci teewaayu ñii di sapeur pompier yi mi koy rafetlu bu baax a baax. te tey mën nañ wax sant yàlla alhamdulilah ndax Kaolack constaté ne woon nañ ne yi fi nekkoon daanaka dafa màggetoon yenn yi yàqu yenn yi emprise yi sax ay nit dañ ko occupé woon waaye tey dina dalal xel. jumtukaay bi nag dina permettre rek ñu changer doxatuñu woon samp tamit yeneen yu bees waa CNO nag di garantir ne nañ def lépp ba ndox du mos a manqué. donc dafay laaj chaque fois ñu coordonné ñun ak ñoom suñu war a intervenir ñu fexe ba fu ñuy intervenir ñu am pression bu doy bu leen mën permettre ñu def seen intervention comme ni ñu ko bëggee. bu ñu sukkandikoo nag ci responsable mairie bi daañu baral liggéey bi gaawantu kon techniciens yi ànd ak pompiers yi ñu daal di dem rek samp leen. jërëjëf Ibrahima Diamé dañuy wutali ji Thiès foofule am na benn programme ngir gën a yaatal réseau séddale ndox mi foofule daal dinañ koy door quartier yu bëri yu nekk foofule ca Thiès ca buntu ba ak commune bu Fandène dinañ leen jox ndox mu sell ñu mën cee am ñoom ñëpp benn château d'eau ak lu toll ci fanweer ak ñaar ci kilomètre ci branchement sociaux lañ nar a amal foofule liggéey bi dinañ ko def ci ay weer ngir mu mën a ñoŋ reportage Cheikh Anta Diop say laaj ya fi ab château d'eau bu bees lu toll ci fanweeri kilomètre ak ñaar ci ay branchements sociaux ci arrondissement bu Thiès Sud waa SONES fas yéene door liggéey yi ngir nag fexe ba jafe-jafe ndox yi nga xamante ni da doon am fii ci diwaanu Thiès mu teggeeku. programme bi nga xam ni chef de l'État président de la République am na ko fii ci Thiès pour yokk nan la ñuy mën a gëtee ci ndox yan pexe la ñuy def pour que ndox mi mën a àgg ci kër yi. Thiès am ci pàcc bu rëy ñu war a tabax mbalka mu rëy ñu koy wax château d'eau boo xam ni 2 millions la ci litre ndox lay mën a denc fële ci Thiès Sud ñu war a tamit tallal ay tuyaux yu mag a mag la mu ceinturer Sud Thiès. directeur général bu SONES nee na xam nañ ne Thiès amoon na bu baax ay jafe-jafe lu jëm ci wàllum ndox loolee tax nag liggéey yi du liggéey caaxaan ndaxte ñi nga xamante ne dañoo samp ci yoon yi di ay boutique ak ni nu mel ñu ci bëri nag dañ leen fas yéene yëkkati ba ñu def liggéey bi ba pare. fi ñu koy tàllal ay nit a fa nekk di fa daan seen doole ñu tàllal leen seen loxo pour ñu gunge ñu te ñu rafetlu engagement bi nga xam ni mairie bi am na ko si. Talla Sylla gis ne lu am solo la te moom ak équipe municipale am daañu def seen kéemtalaay kattan gën a ñaax askan wi ñu gunge leen ci. loolu nag mooy njariñ bi rek maanaam nit ñi moom buñ la dénkee ab cër la war mooy feet la nga xam ne mooy yitte doomu aadama nga ne ci te yitte yooyu dara gën ci jiitu jot ci ndox. lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri million daañu ko génne ngir ay ndàmpaay képp koo xamante ne projet bi de laal na la di nga ci am. ñu wax ci leneen mu di li yitteel béykat yi fële ca Kaffrine ñoom nag ñax mi moo leen sonal bu baax a baax ci li ñu nar a béy ren jile ba tax na ñoom béykat yi dañuy génne bés bu nekk ñeenti téeméer ak wala boog dañuy génne juróomi téeméer bés bu nekk di ut ñu leen di daggal ñax boobule mu bañ a yàq seeni tool moo tax ñu ngi laaj état bu Sénégal mu yokk njëgu kilo gerte gi ful ko ñaari yoon yóbbu ko ba téeméeri dërëm lu mu gàtt gàtt ndax dafa am yeneen i dépense yu leen ciy fekk Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp ñoo ñu teewal ca Kaffrine. ñax mu bari lool lañu nemmeeku ci tool yi dem sax bay muur gàncax gi ba xaw sax tuut mu boy moo waral njaatige yi di mujj ji ñuq ci seen poos juróomi téeméer par bis ngir mën a sàddee. boo xoolee ci àll bi jigéen ñi ñoo fi nekk ñooy bay ñu leen di fay lu nga xam ne 1500 lañ leen di fay ci journée bi di leen di fay ngoon 1000 francs mu nekk lu nga xam ne vraiment baax na vraiment ci jigéen ñi mais dafay cher ci ni muy yokkoo dégg nga maam ñun suñ coût de production bi donc loolu nag léegi nag yaa ngi gis tim aussi gune yu ndaw yi nga xam ne dégg nga maam ñu ngi ñëw de 8 ans à 10 ans ñuy wax emploi des jeunes des tout petits donc loolu tim aussi ñu ngi koy méttilu parce que monde rural bi koo gis heure bi xam ne jafe-jafe nekk na fi nit ñi duñ am li ñu war a am. looloo waral sax fi mu toll nii jigéen ñi ak ndaw yi màbb wutali tool yi ngir ñu mën a am as tuut lu ñu yóbbu ci kër ga. bañ a toog rek moo ñu si dugal. waaye loolu moom xam nga ne xaalis nekku waaye boo yoree njaboot gi. te léegi moom instant yi moom lii rek moo fi nekk mbay rek moo fi nekk te temps yi dara xamut loolu rek mooy sëriñ ndax 3 heures lañ ñuy jëlee sa kër ga. indi ñi fii ñiy bay 6 heures jot na léegi te ñu ngi nii di bay. ah bu ma xëyee par jour kay dinaa bay lu mat ay fanweeri falaa yooyu. métti na lool
ñu ci bëri ci borom kër yi daanaka liñ jotoon a fortaatu as néew ci nawet bi jot nañ koo saadee ndax ñax mu bëri. ren affaire dafa métti ren moom xamul kenn koo xam ne ni bay nga tool te moom sonoo si boo sonn rek mu yàqu mu booy ren kay génn nañ xaay dañ ne lu nekk ren kay moom seen xaay yëpp jeex na si tool yi. jafe-jafe bi le moo waral baykatu ndukkumaan yi di teel a yëglu ci nguur gi ñu yokkal leen kilo gerte gi téeméeri dërëm buñ ci yeggee. parce que prix kilogramme bi ren bëgg nañ vraiment mu àgg téeméeri dërëm lu mu tuuti te loolu vraiment dana nekk njëriñ pour baykat yi parce que. fi mu toll nii yaakaar judd na ci gàncax gi gerte geeg dugub beeg mboq mi sori na lool ba mën a muur sax ab sëll waaye liy cat li mooy ñax mu bari lool. magistrature beeg li ñu fa nemmeeku ni ay jafe-jafe jamono ji ki jiite cour d'appel bu Kaolack premier président ba moo teg ci ndombol tànkam ci union des magistrats du Sénégal moom Ousmane Kane la muy naqarlu mooy taxawaayu yenn ci ay jeunes magistrats yoo xam ne nee na dañuy nekk rek di jël ay kàddu yu ñaaw di ko tekk ci ñi leen fa jiitu lépp mu nga tukkee ci affectation Ngor Diop nekkoon président bu tribunal bu Podor moom ginnaaw ba mu daal di tegee daan ab benn kilifa diine foofu la ñu ne moom kii di Ousmane Kane li mu bind ca leetaram ba nag ngir démissionné mooy nee na ginnaaw yenn ci ay naataangoom li ñu wane mooy ñàkk wegg bu wér loolee ginnaaw li ko naqari mooy UMS bureau bi dafa mel ni ab tekkaaral la def amal ci mbir moomule moom Ousmane Kane moo wax lu ni mel kii di Souleymane Teliko mi jiite UMS nag moom ginnaaw ba ñu jokkoowee ak moom li mu jàpp mooy démission bi jàpp na ko te dafa ne sax dafa mel ni dañ leen bëgg a xaajatle wala waxloo leen leneen. Mali moom dañ cay waxaat as tuut rek ndax comité national pour le salut du peuple muy ñi nga xam ne ñoo di putschiste ya ñoo foqar ci nguur ga ñu nga ca kër imam Mahmoud Dicko tey ji la ngir seq ak moom ab waxtaan dañuy jublu ci li yëglekaay yi xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf saxaaruk Dakar Bamako gi bu déqi woon tey dana bari yéenekaay yu cay jàpp place ñu bari ci ñoom seenum xel ma nga la xew ca Mali bokk na ci Vox Populi mi ñu wax ci xëtam mu njëkk ne coup d'état ya tàkkate nañu ca Mali soldaare ñoo jóg démb gàddu seeni ngànnaay fekki président Ibrahima Boubacar Keïta fa mu ne woon gàddu ko yóbbu tongal ko tëbal ko ca boppu réew may Ibrahima Boubacar Keïta dafa mujjee démissionné ba xam ne bëgg nguuru du tax muy nangu deret de tuuru ca Mali Les Échos nañu dañu ko forcé weñ loxom moo ko tax a nangoo bàyyi nguur gi démb ci guddi ca lañu ko seen ca télévision nationale bu Mali muy wax ci làmmiñu boppam tekki na ndombal tànkam nekkatul président de la république bu Mali tas na assemblée nationale ba tas na it gouvernement ba journal Source A gis ne paaka ci put moo ko tax a démissionné dañu ko arrêté mook doomam ak premier ministre am la Sénégal nañu soldat sa ñoo ko def ñoo coup d'état Ibrahima Boubacar Keïta jël nguur ga tëye ba nuppi ne civil yi nañu defi élection ngir tànn ana kuy jiite réew ma l'observateur xëy di ñu nittali na mbir yi demee démb ca Bamako fa soldaare jaar ak fa ñu jaarale Ibrahima Boubacar Keïta ba tax mu démissionné 8 heures ci suba ci la yëf yu tàmbali ak benn mutinerie ca camp Soundiata Keïta ba ca Kati ñu ubbi magasin yey def ngànnaaya soldaare ku ca nekk gàdduk fetal ak i bal topp ci ginnaaw colonel Diaw ak ci ginnaaw colonel Sadio Camara ay boori 9 heures ci yor ci la ñu tàmbale teg loxo ay kilifa yu nekkoon ci nguur gi ñu ci mel ne Moussa Tembene mi jiite woon assemblée nationale bu Mali Abdoulaye Daffé ministre économique finance bu Mali moom ci bureau la ñu ko fekk jàpp ko ba ñu demee ba 10 heures ca la ñu tàmbale tëj banque yaak institution yaak station ya ca dëkk ba ay boori 13 heures ñu teg loxo général Ibrahima Daïrou ministre de la défense ak général Moussa Mbemba Keïta ministre sécurité intérieure 5 heures ci ngoon ci la ñu jàpp président Ibrahima Boubacar Keïta ak doomam ju góor Karim Keïta ak premier ministre ba Boubou Cissé ak Moussa Diawara mi ne woon directeur sécurité d'État boole leen ñoom ñëpp dugal ci watay 4x4 jiital leen jiitle wutale ak ñoom kan Soundiata Keïta fa la ñu nekk di waxtaan ak négocier ba 11 heures ci guddi ca la ñuy soog a déggee déclaration bu Ibrahima Boubacar Keïta muy xamle ne démissionné na Le Quotidien nañu booba fekk na yaakaaram jeex IBK désespéré noonu la ko journal bi bindee ci xëtamu njëkk la ñu doon sàkk ci moom mu bañ mu démissionné soldat yi mujj nañ ko am ci moom enquête dina kay nañu Ibrahima Boubacar Keïta démissionné na moo ko gouvernement am waaye terewul réew Mali tey la gën a nekk ci xiini mi na kenn tanewula ci fan la réew mi di mujj ci nan la réew mi di mujj ak ci kan la réew mi di mujj journal enquête dolli ñu ci ne doomi Mali yi yeewoo fii ci Sénégal ñu bari ci ñoom ak jaaxle la ñu am ci fan la seenum réew Mali di mujj Sud Quotidien nañu ginnaaw ba ñu wàññee ab loxom forcé ko mu dem Ibrahima Boubacar Keïta mujj naa dem tas nañu assemblée nationale ba tas nañu it gouvernement ba jamono ji colonel Sadio Camara mooy nouvel homme fort de Bamako moo jiite coup d'état ba mooy doxal ak i soldaaram
journal bi xamal ñu it ne bañ ñax goow di lakk-lakkaale gu tooy moo waral réew yi diggaale ak Mali ñoom ñëpp tëj nañu seeni frontière Vox Populi nañu waa CEDEAO ñoo leen ko sant bu nuppi di dànkaafu soldat si def coup d'état bi ñu delloo nguur ga Le Quotidien bind ne CEDEAO quarantaine na Mali ci naka Soleil national xëy di ñu ko leeralal ci xëtamu njëkk benn ca moo di suspendre nañ réewu Mali ajandeegum ko ci bépp banqaas bu ñu jële ay dogal ci biir CEDEAO ba noppi ne soldat yi nañu bàyyi Ibrahima Boubacar Keïta nu mu gën a gaawee bu ñu gaawul sàkki pexe ci li ñu L'Observateur ne moo am ca portum Dakar mën naa bañ a jur jàmm ci réew mi ubbil yéenekaay bi tooke ja kalaate woon ca port bu Beyrouth ba jur fa ay loraange yu bari di nitrate d'ammonium L'Observateur ne nañu lu ko ëpp mi ngi ñu denc ci portum Dakar ñetti tonnes ak juróom fukki nitrate d'ammonium ma nga ca mool 3 bu portum Dakar mu di lool ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu sécurité seenum xel dalu ca produit bu doy waar boobee nekk ca portum Dakar L'Observateur mi ngi ñuy wax ne ab agrément bu war a jugee ca ministère de l'environnement moo ko fa bàyyi ñu bàyyi coow loolee te wax ci leneen yëral xët mu njëkku La Tribune Ousseynou Diop di waaj yi ñu ne moo feetaloon taximan bi di Ibrahima Samb ba mu faatu moom Ousseynou Diop ab atem daanu na démb fukki ati kaso ak juróom yuy ànd ak liggéey bu mu sañu tabañ moom lañu ko daan boole cekkit juróom-ñaar fukki millions ak juróom yu justice ne nag ko dàmpe njabootu ndeem si yàlla Ibrahima Samb nday Ibrahima Samb di Caane Fay L'Observateur ne nañu wax na ne li mu doon séntu ci justice bi du loolee ndax Ousseynou Diop mi fetal doomam mu faatu ci coobarey boppam kaso ngiiru dund lañu ko waroon a tëj. jaajëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen Mamadou Ndiaye egsi na ànd ak jigéenam mairie ba Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu di xew ci biir internet bi ci kanam lay doon soxna Naata maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee rek li waral xaabaabal bi nag xam nga ko mooy yëf yi xew ci Mali. voilà c'est ça mi ngi noonu li xew ci Mali ak suñu invité Mamadou Ndiaye di ngeen ci dellu si waat sax ci biir incha allah di leen jaajëfal mbokk yi bu baax a baax des leen ak ñun 19h30 yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm